mbokk yi dalee nag jàmm ci seen télévision régionale du prestige xibaar yi nga xam ne ñoo am ci bésub taltine gi yemook ñaar fan ak juróom-ñett ci weerub février ci atum 2021 la ca gën a fës accident bu métti rek am fii ci wetub akapes bu Thiès bennub dawalkatu moto Jakarta moom la oto daal di yenu am na ay gaañu yu métti dinañ tënk xibaar yooyee ci biir dinañ tënk nag accident bu métti boobee ci xibaar yi ci seen télévision régionale ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci association des retraités bu Sénégal ñoom de ñu nga doon fal seen bureau ci bés yi weesu ba tax na nag ki ñuy wax Medoune Deme moom moo daal di del présidence bi daal di ko yilif ñoom nag ñu ngay ñaan ñu gën a bàyyi ka nga xam ne mooy Mamadou Racine Sy ca boppub IPRES waaye nag fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 2022 la ñuy amal rek ziar annuel bu Tivaouane ba tax na nag jamono yi ñu nga doon amal ay waajtaay ab CRD sax ñu daal ko jëmal ngir waajal ni mel xibaar yi nga xam ne ñoo yitteel wàllub bitim réew ak wàllub tàggat yaram moo fas yéene ndar keppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñu rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu rawatina yéen ñi nga xam ne ñu ngi seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige doore xibaar yi nag la nga xam ne moo yitteel wàllu mbas mi bu di coronavirus waa ministère de la santé et de l'action sociale xam le ne daal lu tolloo ko junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay test def nañ ko test yooyu nag ka cay dellu moom mooy docteur Babacar Guèye mi nga xam ne mooy directeur de la lutte contre la maladie nekk ca ministère de la santé et de l'action sociale ñu teewlu ko ci tolloo ak mbas mi ci réewum Sénégal. ministère de la santé et de l'action sociale jot na def lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti test ci test yooyu le fukk ak juróom-ñaar ñoo ci dellu ci indaale doomu jàngoro ba nga xam ne mooy indi feebaru mbas mi ci fukk ak juróom-ñaar yooyu kenn ki ñu ko doon topp maanaam xam nañ fan la jëlee feebar bi. te mi ngi dëkk ci département bu Dakar waaye fukk ak juróom benn yi kenn xamul ku leen wàll kenn xamul fu ñu jëlee feebar bi te ñi ngi dëkk ci fukk ak ñaar Dakar ñaar ci Rufisque kenn ci Pikine ak keneen ku mujj ci Popenguine ci wàllu topp bi am na juróom-ñeenti doomu aadama ya nga xam ne amoon nañ feebaru mbas mi dafa nañ leen seen test yi négatif na jàpp nañ ne wér nañ te nañ dellu seen njaboot waaye ràññee nañ ci ñaari doomu aadama yi nga xam ne am nañ feebaru mbas mi ba toll ci loof jamono jii ñuy wax ak yéen ñi ngi ci kër docteur rawatina ci sauvetage démb ci dibeer bi yamoo wax ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février fii ci Sénégal amul kenn ku fi ñàkk bakkanam nga xam ne feebaru mbas mi moo ko waral ñeneen ñi nga xam ne am nañ feebar bi nekk ci kër docteur yi wala ci seen kër yi ñu ngi leen ñu topp te ñi ngi am tan bu baax a baax mbas mi bu mu tàmbalee fii ci Sénégal ba léegi wàññi nañ lu toll ci juróom-ñetti fukki junni ak juróom lu teg juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ña nga xam ne am nañ ko waaye ci ñooñu ràññee nañ ci juróom-ñetti fukki junni ak ñett lu toftal juróom-benn téeméer ak fanweer ak benn ña nga xam ne wér nañ. mu ngoog mbokk yi nag ñu daal di xuus ca la nga xam ne moo yitteel accident bu métti am tey ci suba nag fii ci quartier Ngent ci wetu akapes benn nag auto particulier moom te moo daal di yenu ab moto Jakarta wax naa ko accident boobee mu ngi am fii ci ginnaaw akapes conducteur auto boobee nag dafa génn ci ab mbedd bi rek ci mbedd mi daal di nag war a ralentir waaye ralentirul mu daal di xuus génni noonee nag la Jakarta bi doon génni rek mu daal di ko mbëkk moto ba nag nekk ca suufuf oto ba ka nga xam ne nag moo doon dawal oto ba daal xaw a am ay gaañu waaye nag des sant yàlla ndax comme ka mu ngay wéy di dund mu nekk nag loo xam ne dañ koy faral di nemmeeku lool ci fi nga xam ne moom mooy tëli Thiès yi ba tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore Jakarta yi ak dawalkatu oto yi ñoom de waris nañ nag nekk benn xam ne daal yoon bi ñoom ñoo ko bokk ku nekk daal di moytu sa moroom àdduna ak mbokk yi ak li nga xam ne moo yitteel pal bi ñu doon pal
ki nga xam ne nag mooy jiite association des retraités du Sénégal ci bés yi rek la woon fii ci Thiès ñu doon jëmmal seen bureau boobee ba tax na nag ñu tànn ki nga xam ne moom mooy Medoune Deme mu fas yéene yilif la nga xam ne moom mooy kuréel googee bañ ko tàbbee ba noppi nag yëkkati na kàddu wax ne la nguurub Sénégal di son excellence président Macky Sall sax waxoon ne dinañ leen ko yokkal ca la jëm ci seen wàllu payoor ñu ngi koy xaar ba léegi waaye nag wax nañ ne Mamadou Racine Sy nañ ko bàyyi ci boppu IPRES ndax mu ngay def liggéey bu am solo ñu teewlu Medoune Deme. sunu feuille de route mu ngi jëm ci fexe ba ñun ci suñu bopp pension yi ñu amee ak tabat yi nga xamante ne les orphelins les veuves et les personnes yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp dañoo retraité ba noppi te ñoom ci seen bopp seen i charge ëpp seen doole li nga xamante moom la ñuy am ñooñu la ñuy fexe ba ñoom ci seen bopp la nga xamante ne moo def IPRES am ko mu yokk nu prise en charge sanitaire ba ñun ci suñu bopp prise en charge yi naka lay demee ñu jëlal nu à 100% li nga xamante ne mooy frais d'hospitalisation 100% les frais de pharmaceutique bu ñu ko defalee loolu dana bokk ci lu xamante ay augmentation la pour ñun ndax léeg-léeg nit ñu yóbbu ko mu dem hôpital ñu laaj ko fa ay garab yoo xamante ne du ko mën a def fekk IPRES bindal na ko une feuille boo xamante ne garantie la mais lam ko garantie la nga xamoon ne ca texte mooy deuxième catégorie hôpital Dantec. Le président Macky Sall moo ko defoon ci mois de décembre bi passé mu wax ne danañu yokk 10% ñu ngi koy xaar ba léegi si kon loolu ba léegi si nañ ñu xamal parce que tey jii ñuy wax ak yéen conseil d'administration daje la parce que conseil d'administration mënu woon a daje di ko dogal kenn mënu woon a joxe augmentation boobule te conseil d'administration dogalu ko kon tey jii la ñu doon daje kon ngeen xam ne noo ngi fii waaye xam na ne ba léegi noo ngi bàyyi nopp fa li nga xamante ne foofu mooy Dakar mooy li nga xam ne conseil d'administration te buñ ko dogalee nu ngi ñaan par cette voie ñu def rappel ndax le président de la République def na woon avant la fin de l'année ñu war koo jot kon ñu ngi def un lancement président conseil d'administration le directeur général le président de la République on rappelle que dafa na woon avant en fin décembre en fin d'année danañu def augmentation 10% donc fin d'année bi ba léegi donc léegi kenn joxuñu ko. wax nag li nga xam ne mooy jiital askan bi àddu ci wàññi bi ñu wàññu njëg yi ba tax na jamono yi nag samay mbokk tukulóor yi kontaan lool waaye de ki nga xam ne mooy Ciré Bally Diallo nee na daal mbir mi baax na waaye nag nañu gën a fexe daal ba mbir ma gën a suufe loolee dina amal njëriñ askan bi Ciré Bally Diallo bokk nag ci ñu yore wàllu consommateur yi fii ci Thiès moo rotal kàddu yu ni mel ñu déglu ko ci micro soxna Mame Birame Cissé Gueye ak Moussa Mbaye. xam nga ñun depuis presque 1 mois ñu ngi doon alerter parce que nous sommes régulièrement sur le terrain pour gis ni denrées yi au quotidien dafay yokk. Il est bien vrai que Sénégal on a près de 90% de produits yoo xam ni c'est en vente libre mais certains commerçants véreux mën naa wax ne sax malhonnête en profiter distribuer saa yu leen neexee looloo tax ñun on se félicite Macky Sall ba hier en conseil des ministres lu mosula am on a fixé les prix des denrées. du nu mos a wax ni na ko téye fii mu ne parce que comme j'ai dit on a parlé de stabilisation mais pas de baisse soo comparé prix yu njëkk yi 2016 ba fii ñu toll ba 2021 2016 moo gënoon yomb donc fii mu nekk ni foofu doon ko bàyyi ñun on a parlé de baisse substantielle parce que nee naa la sànq suñu comparé rek ceeb lu mu doon jar 2016 300 francs actuellement mu ngi woon ci 300 francs ba tey mais wàññi nañ ci juróomi dërëm muy 275 xëj na waaw mais comment se fait-il que Sénégal di bay ceeb di bay suukar dawlin mën nañ ko fi defaree ñuy importer ceeb muy gën a cher même le riz de la vallée ça pose problème soo demee ci yenn commerce dafay varier prix donc il faudrait que président de la République gën a jàppale askan wi ci dund gi surtout te nag du lu ñuy lekk rek de ndox maa ngi fi seen eau ak facture ami cher yi
courant baa ngi fi wax nañ ko ba taay lu benn bu ñaar ñu nag la ñu envisagé def par rapport ak Sen'Eau ak Senelec ñu ngi koy nas parce que bëgguñu manipulation bëgguñu infiltration nous sommes des consuméristes nous sommes apolitiques la ñuy def dañ koy def te yàlla tax pour le bien-être des populations parce que ñun défense ak protection des consommateurs mu ñu tax a jóg leneen tax ñu jóg. des ci mbirum wàññib denrées alimentaires yooyu maanaam yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ña nga xam ne nag ñoom ñooy jaaykat yi daal dinañu wax seen gis-gis wax ne la leen ca daal jaaxal mooy jëndee lu cher ba pare jaayee lu suufe loolu daal nee nañu nguur gi waroon na tak fexe daal ba def ab concertation ba ñooñee daal di xam ana nan la ñuy doxalee ñooñee de ñoo yëkkati kàddu ni mel dénk ko ki nga xam ne mooy soxna Mame Birame Cissé Gueye ak Moussa Mbaye loolee ñu nga yëkkatee seen kàddu ca marché bu mag bu Thiès ñu teewlu. ñun bu wàññeeku moom bu wàññeeku moom dina baax si ñun trop parce que yokku bi sax arrangé wuñu donc parce que man mii sax wàññi bi déggu ma ko man mii déggu ko mais maa ngi dégg ñu di ko wax mais bi léegi laaj ma bagage yi lu muy jar ak lu muy génne. damay wax ci waxu commerçant damay wax en tant que citoyen yaakaar naa ñun produit bu wàññeeku mu ne avantage pour tous les Sénégalais parce que avant commerçant ay citoyen lañ ay borom kër lañ dañuy joxe dépense comme tous les Sénégalais kon yaakaar naa produit wàññeeku arrangement la ñun ñëpp loolu moom dañ koy rafetlu président bu joxee ndogal arrêté la kooku mënuñ ci dara bu fekkoon ñor ay stock ay 100 lu mat doon dañ koy wàññi mais wàññeeku dafa nekk koo xam te ne si mënut a dépendre ci commerçant ñun directement parce que bagage buy ñëw bu ne fu ne daa am circuit bu muy jaar muy ci importateur wala industriel bagage yaakaar naa alimentation ñaari façon ñu am yoo xam te ne si ci importateur lay jóge wala ci usine lay jóge industriel bu dee industrie kooku wàññi ko bu dee bala muy am faaw usine wàññi ñun ñu mën a wàññi sànq rek daa woote compagnie sucrière mais ñoom ñuy jaay suukar ba léegi état taxaw ni wàññi na suukar kon loolu day indi confusion entre nit ñi ak commerçant yi te dañuy jël toor yi di ko teg ci commerçant yi te commerçant yi ñoom amuñu leen lu appliquer loi tey ministre bu joxee arrêté ñu wàññi ñu dañuy wàññi force mais problème bi muy indi ci dëkk mooy la rupture ni muy indee rupture mooy ki nga xam te ne président nee na la wàññi ne te fa nga jëndee nangu ñëw wàññi nooy def da ngay banque sa loxo bañ a jënd toog xaar ba question yi leer te loolu yaakaar naa population bi lay métti leen nag mooy li am solo mooy ñu éviter yooyu noonu rupture yi am ci dëkk bi wàññi bu mënti am balaa lu mënta xew nañ ko war a waxtaanee ba mu leer nañ mais war ñoo jékki-jékki rek joxe ay ndogal te ñun fi ma waxee ni amaguma benn xibaar bu leer ni lii wàññeeku na wala lee wàññeeku na. mbokki nag ñu àddu ci li nga xam ne mooy wàccaayu ziar annuel buy am fële ca dëkk bu tedd ba du Tiwaawoon ziar boobee nag toog nañu ñaari at amul ren jii de dinañ ko jëmmal foofee ca dëkk bu sell ba tax na nag jamono yi ñu ngi ci ab waajtaay ab CRD sax amaloon ko ngir xool ana nan nañuy taxawee fexe daal ba ñu fay ñëw ñu daal di nekk ci seen jàmm waaye it ki nga xam ne mooy Serigne Habib Sy ibnu Serigne Mansour Sy moom de daal dina yëkkati kàddu ñaan gan yi suñu ñëwee daal ñu daal di sàmmonteel ak la nga xam ne mooy digluwaat ko docteur donte ni mbas mi mu ngay wone ginnaaw ñu daal di teewlu ki nga xam ne mooy Serigne Habib Sy ibnu Serigne Mansour Sy borom dara ji. liñ ci doon dolli rek mooy fàttali ñaar yoo xam ni dañu ni woon dinañ ci insister mooy nit ñi bu ñuy ñëw ñu ànd ak dal surtout oto yi ñu ngi leen di ñaan xalifa bi ni bu ñuy ñëw Tiwaawan sorewul fu nit di jóge rek Tiwaawan dafay jege ci yow rawatina Tiwaawan léegi autoroute yu bari ñoo ko wër te yàkkamti wërsëg musiba lay indi nañu dal ci dikk bi dal ci dellu bi ñaareel bi itam ñu ngi insister ci jumaa ji nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci Tiwaawan nuy ñaan képp koo xam ni yaa ngi ñëw soo agsee ñi ngi lay moytuloo chantier boobu parce que chantier public boo xam ne interdit accès au public ndax matériel ba fa nekk dafa lourd te boo fay dugg dafa am ay jumtukaay yoo mën a war a jëfandikoo ñuy bañ nag nit ñi ñëw ak seeni xel bu ñu agsee daw ndax xale yi léegi dañoo tàmm jël photo ña ngay photo ña ngay filmer di ko def ñuy moytuloo nit ñi moo tax wut nañu sécurité bu doy waaye balay sécurité ba ñu leen di moytuloo rek accès boobu xalifa bi yàlla na yàlla guddal fa yokk wéram yàlla na mottaleeg sago jumaa ji moom ak ay rakkam ak njaboot Seydi Hadj Malick yëpp
yal na yàlla sàmm leen taxaw leen ñii ñëw itam yal na yàlla indi leen ci jàmm delloo leen ci jàmm di sant le ministre de l'intérieur bés bi daf ko jël ci turu président jëlu boppam boo xam ni daf ko jël en main CRD bii moo ko taxawal joxe ci ndigal ñu def ko parewul mu ni bu ñu paree dina jël rapport bi mu fexe ba semaine bii ñu def commission nationale boo xam ne moom ci boppam le ministre moo koy jiite loolu masul am mukk ci ziar général bi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko sant di sant mbokk yi nag noonu la ñuy duggee ci xibaar yi nga xam ne ñoo amee ci biir Sénégal seen télévision régionale bés bu yàlla sàkk mu leen di bàyyee xel la ca gën a fës njiitu réew mi son excellence le président de la république Macky Sall ñu daal di yëkkati ko foofee lañ ko yëkkatee ca Comore daal di ko tabbal jox ko dignité de grand croix de l'ordre du croissant vert bu réewum Comore loolu moo gën a fës ci xibaar yi tel biir réew mi di Sénégal Fatou Karagey. ñu tàmbali xibaari biir réew ak nguuru Sénégal jox na jàngalekat yi juróom-ñeent fukk milliards ak juróom-ñett ngir ñu mën a teg grève bi ci suuf waaye ci waxtaan yu ñu amal fan yi nguur gi mujjee naa teg ci table bi juróom-ñeent fukk milliards ak juróom-ñett mbir moomu dina commencé nag ci benn fan ci weer bi ñu dëgmal la ñu toftalee ko ak président Macky Sall mi ngi wëy di amal benn tukki nemmeeku ca Comore loolu ci wàllu woowee jot nañu ko faa saagal jox ko grand croix de l'ordre du croissant vert des Comores loolu mooy distinction bu gën rëy ci dëkk boobee li waral loolu mooy liggéey bu mucc ayib bi mu def ci àddina bi ñu jeexalee xibaari bi dem ci université Touba jébal nañu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides caabi ñaari bâtiment yu ñu xayma ci ñaari milliards liggéey boobu nag mi ngi wëy di dox te ñi ko yor di ay homme d'affaires nekk taalibe Serigne Touba ñi ngi fàttali que projet université boobu ñi ngi ko xayma ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar ci sunu xaalis li leen indi loon seen xibaar boobee di jëmmal wàllub bitim réew seen télévision di prestige di ca béy jéegu am solo ngir nit ñi mën a xam ana lan moo gën a fës ca yeneen réew yaa ñu daal di teewlu lu ñu jot a jukki ci bésub altine gi. xibaar yi teel bitim réew ñu daal di ko tàmbalee fële nag ca réewum Guinée Bissau ñetti ay officier de bokkoon ci l'armée Bissau guinéenne daal di nañu tekki seen ndomb tànk coppite boobee nag ñu daal di ko nemmeeku rek ginnaaw bu ñu amalee coup d'état amee woon ci benn fan ci weeru février ci atum 2022 ñooñee nga xam ne nag ñoom la ñu teggi son ndomb tànk mooy chef d'état-major adjoint di général Mamadou Kourouma Touré ak ka nga xam ne mooy commandant en chef bu marine nationale bu Guinée-Bissau di la amiral Carlos Alfredo Mandougal ak ka nga xam ne moo nekkoon commandant de la garde nationale di colonel Sadio Cissé ana lan moo tax ñu daal di amal teggi ndomb tànk yooyee waaye nag kenn leeralul li ko waral waaye nag président ba de del na ndogal mu daal di def ni ni mel. jóge fële ca Guinée Bissau dem ca Burkina Faso tey ci altine gi yemook ñaar fan ak juróom-ñett ci weeru février la ñu amal nag assises yoo xam ne dañ koo jàpp rek ngir xool ana ban la ñuy taxawaay la ñuy def bët la nga xam ne mooy transition ba mu daal di ñoŋ jàpp nañ ne sax ndaje boobee de dinañ ca waxtaanee daal la nga xam ne moom mooy commission technique ba nga xam ne junte ba def na ko ngir xool rek nan la ñuy defee daal ba fexe ba amal nag ab ay élection ca réew ma waaye nag fexe daal ba teg ay jéego yu am solo yoo xam ne dina mën a daal jëmal seen réew ca kanam. jeexale xibaaru bitim réew yi foofee ca Russie président russe di Vladimir Poutine daal dina nag xamle démb ci dimanche gi ne daal waa l'armée ba daal nañu fexe daal ba gën a takku daal ngir daal di xool nag mbirum nucléaire daal ana lan lañ koy saytoo ngir daal la nga xam ne moo dox seen coow ak réew moomi di Ukraine ginnaaw bu mu doon jël kàddu kooku di Vladimir Poutine ñu ko doon retransmettre en direct ca télévision bu réewum Russie moom nag daal dina wax ne daal
mu ngay ñaan ministre de la défense ak chef d'état-major bu l'armée ñu daal di nag fexe daal ba seen force de dissuasion nucléaire ñu daal di ko daal mel ni daal ñu ko daal di ko waajandi loolee nag la xamle ba tax na nag ña nga xam ne ñoo yore wàllu défense ba rawatina ka nga xam ne muy ministre boobee di Sergei Shoigu nee na daal dinañu def la nga xam ne moom nga santaane. wàllub tàggat yaram la ñuy jeexale xibaar yi la nga xam ne moom mooy League Cup bu joxoon ci diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Chelsea bu Edouard Mendy coupe ba nag ñi nga xam ne ñoom ñooy Liverpool ñoom ñoo ko mujj a gagné mu nekk nag ndam lu rëy ci doomu Sénégal bi di Sadio Mané la gën a fës ci wàllub tàggat yaram Aïssata Sow. ñu tàmbalee xibaaru tàggat yaram bi ak éliminatoire mondial basket 2023 équipe bu Sénégal nag daal nay jeexal ñaareelu fenêtre qualificative jëm ci coupe du monde basket bu 2023 gannaaw bu mu amee ndam bu yaatu ci kanamu équipe bu Kenya boobule démb sa dimanche fële ca Dakar Arena bu Diamniadio boobule ndam nag tax ba équipe bu Sénégal daal di delluwaat ca place bu njëkk bu groupe D ci kanamu Égypte ak RD Congo ñu jàpp ni nag gannaaw boobule fenêtre bu février amul benn équipe bi nga xamante ni éliminé nañ ko ñu jàpp ni ñetteelu fenêtre bi dinañ ko amal ci diggante juin ak juillet 2022 Afrique moom dina am juróomi représentant ci coupe du monde boobule ñu war a amal ca 2023 ñu waxtaanee wàllum football fële ca Europe Sadio Mané ak Liverpool ñoo daal di gagné li nga xam ni moom mooy Ligue Cup ca kanamu Chelsea bu Edouard Mendy ñoom nag daal nañuy am ndam gannaaw ab séance de tir bi bu yàgg lool démb ci dimanche bi fële ca Wembley Liverpool nag daal di gagné li nga xam ni moom mooy juróom benn fukkeel ak ñaareelu final bu Ligue Cup gannaaw ab match bi nga xamante ni bu metti la woon gannaaw nag ba ñu remplacer sénégalais bile di Edouard Mendy ñu daal di équipe bu Chelsea daal di dugal kile di Kepa ngir rek mu daal di koy remplacer waaye moom gardien bile moo daal di rek raté dernier penalty bi foofee ca Wembley loola sax tax ba ñooñu Sadio Mané yi daal di rek am seen trophée bu njëkk ci bilépp saison waaye itam nekk seen juróom-ñeenteel ci compétition bile laata rek ñuy yóotu li nga xamante ni moom mooy championnat bu Angleterre ci kanamu équipe bile di Manchester City. ñu jeexalee ko ak wàllum judo président bu Russie di Vladimir Poutine daal di nañ koy rek suspendre ñi ko amal ñoom ñooy fédération internationale bu judo gannaaw xeexoo yi nga xam ni ñoo dox ci diggante Russie ak Ukraine moom nag daal di nañuy nangu lépp li nga xam ni moom mooy titre yi ñu ko joxoon jëm ci président honoraire waaye itam ambassadeur loole nag ñu ngi ko jëlee ci ab communiqué bu boobule instance mondiale mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. daal di nag jeexalee xibaaru tàggat yaram bi ak 11e journée ligue professionnelle match bu neex amoon démb ca stade Maniang Soumaré bu Thiès Mbour Petite Côte Seneps Excellence club bu Thiès doon ko dalal ci stade Maniang Soumaré match boobee sax seetaan ngeen ko en direct ci seen télévision régionale waaye nag ca mujjantal ga daal ñaari équipe yooyee dañoo séddale point yi ndam demul ndam dikkul waaye ki nga xam ne moom mooy Abdou Salam Bey di entraîneur Seneps Excellence wax ne daal waajaloon nañu ndaje bi lool waaye nag yàlla moom ak pexe nit ak pexeem yàlla ak dogalam ba tax na nag ñoom dinañu nangu rek séddu bi ñu séddu ñaari point yooyee ndam demul ndam dikkul Abdou Salam Bey ci micro Alaaji Fallou Ndaw ak Malick Lay Diouf. damay féliciter ñaari équipe yëpp par rapport ak match bi ñu def donc li nga wax dëgg la tey moom match bi newul woon match boo xam ne suñu ñun ñoo ko waroon a gagné certes am nañu benn occasion boo xam waroon nañ ko mën a dugal en première période te dugaluñ ko mais du match boo xam ne tey waroon nañ ko mën a gagné parce que adversaire bi moo ñu gënoon a organiser créer nañu ay difficultés du début à la fin de la rencontre donc tey suñu joueur nekkuñu si du match boo xam ne dañ ko waroon a mën a gagné.
waaw dañoo ñëwoon tey pour kon dañoo xaw en premier temps dañoo xawoon a contrer vent bi tout donc loolu moo tax ñu ne dañuy def ndànk ba jéem a dugg si match bi di jéem a seet pour teel a dugg si match bi mais seet boobu noonu moo ñu tardeel parce que seet ba équipe adverse bi jël match bi dès le début continuer noonu ba match bi jeex peut-être que seet boobu ñu doon seet moom moo ñu indil lii yëpp tey ensuite leneen li aussi mooy tey suñu joueurs yi sincèrement kenn reconnaître leen kenn xàmmeewu leen du début à la fin de la rencontre du match boo xam tey waroon nañ ko mën a gagner sincèrement pourtant nag Thiès rek lañ gagné de suñu ñaari match yëpp Thiès lañ ko gagné donc dañoo toll période boo xam ni période de baisse de forme la si par rapport ak ñun et ensuite dañ dul dugal ay but te tam ni ma la ko waxee woon keroog rek laa koy waxaat tey boo leen di jouer te dugaloon bu ñuy jouer te dugaluñ but aussi day doon loo xam ni match nii lañ si mën a jëlee rek wala défaite duñu mës a gagné donc il faut que ñu liggéey waat si secteur boobu noonu jéem a def le tout pour di dugal ay but pour mën di gagné suñuy match xam naa ni dinañ si à partir de demain dinañ si attelé dinañ si jubluwaat pour yeneen échéances yi ak jàmbaar ñu mën a dem foofu pour dugal fa bii pour jël fa un bon résultat. mu ngoog mbokk yi foofee la xibaar yi buree ci seen télévision régionale du Prestige nekkoon xibaar yi ci marax bi ci bésub altine gi yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ci atum 2022 ngeen bari woon lool di ñu seytaan ca bitim réew ak suñu plateforme yi bés bu yàlla sàkk it ngeen rafetlu liggéey bi nga xam ne seen télévision régionale Prestige mu ngi koy def loolee nag jur mbégte ci mboolem seen liggéeykatu télévision régionale bi lay mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm